asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki diaspora bi man la seen mbokk seen doomu ndey Barthélémy Diaz di dellu si waat tey ci les vidéos de Barthélémy Diaz l'officiel ñoo waxtaan si ak yéen ci actualité nationale di ci njëkk a commencer par féliciter suñu mbokk suñu xarit Pape Alé Niang ci liggéey bu mu liggéey jëbbal ko askanu Sénégal mooy un scandale au cœur de la République kooku ñu ngi koy encourager bu baax a baax di ko jaajëfee bu baax a baax di ñaax tamit mbokk yu nekk Tugal ak mbokk yu nekk Europe suñu mënee ñëw ci dédicace su livre Pape Alé Niang mën ko encourager mën a gën a wane seen Pastef ak seen pas-pas ngeen may ma nag ma wax leen lu tax may encourager Pape Alé Niang parce que livre boobu moo indi waxu caaxaan yu ngeen dégg biig ci Haut Conseil des collectivités territoriales suñu yaay bu baax ji di suñu tante yaay Aminata Mbengue Ndiaye yëkkati ko ci ay kàddu ne Dakar dafa nar a am statut particulier kooku daanaka dañu bëgg a nelawal askan wi bëgg a génnee ci boppu askan wi téere bu Pape Alé Niang bind ñoom dañoo am seen stratégie mooy suñu leen waxee pétrole wala ñu wax leen gaz ñu indi beneen waxu picc suñu leen waxee waxu courant ñu indiwaat beneen waxu picc tey ñu leen di wax ay waxu scandale au cœur de la République ñu ñuy wax ay wax yu daanu saret statut particulier de la ville de Dakar xeex boobu su noree nekk la goutte d'eau qui fera déborder le vase ce sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase parce que am na lu ngeen xam ne ni kenn du toog di ko seetaan combat boobu ce sera un combat pour la démocratie un combat pour la décentralisation et un combat pour la fierté de Dakar am na lu ngeen xam ne ni amul benn doomu gor bu koy nangu kii du ay affaire u parparloo lii du ay affaire ku ànd ak Khalifa Sall wala ku àndul ak Khalifa Sall Dakar ci gàttal Dakar moo mag dëkk bu ñuy woy Sénégal Dakar ci 1857 la Dakar fekkee baax yàgg nekk gox yàgg nekk ville référentielle tey nag mu amoon ku ñu faloon malheureusement kooku dem ba ci biir mu falaat boppam tey nag moom amul lu mu deful pour jot ci Dakar wante Dakar dafa am borom te borom Dakar yéen xam ngeen ko man xam naa ko moom mii ku ma bëggul tudd xam na ko te yàlla tamit xam na ko te di seen doomu ndey di seen xarit di Khalifa Ababacar Sall loolu la yàlla dogal ñoom nag mënuñu jël Khalifa Sall tëj ko kaso tere ko mu nekk candidat élection présidentielle dëkkaloo ko fu mu dëkkul te ba tey mënuñu jot ci Dakar ñu ne maintenant comme ñoom mënuñu gagné Dakar ñu nekk ñoom dañuy jéem a xool maintenant nu ñu mënee aakimoo Dakar ci jaay doole bu ñuy woyee décret loolu lu muy firndal mooy élection présidentielle bii bu ñu génnee mooy Macky Sall gañewul Dakar dafa dëpp carte yi parce que soo gañe woon Dakar élection présidentielle soxla woo def lu ngay def ni ne da ngay jéem a nommer Dakar ku koy jiite par décret loolu day firndal ne ni que élection présidentielle da nga waaxu askanu Sénégal wante nag wolof Njaay nee na di nga sàcc ndënn wante foo koy tëgg ji mooy jafe moo dal nag président Macky Sall waaw jël loo moomul waaw siif loo moomul aldu kalpe tey nag nga ne da nga bëgg a nommer maire de Dakar par décret waaye yow ana sa victoire ci Dakar ci élection présidentielle moo tax ma ne mbokk yi xeex bi xeexu principe lay doon xeexu valeur lay doon suñu yaay bu baax ji di Aminata Mbengue Ndiaye ñu ngi koy nuyu au passage di ko ñaanal wér-gu-yaram ak fan bu gudd wante moom na gën a góorgóorlu ci taxawaayam ci Haut Conseil des collectivités territoriales parce que su ma juumulee je crois que moom am na lu ko fa doy na njëkk a lijjanti le bureau du Haut Conseil ak tamit renouveler les commissions du Haut Conseil balaa muy nekk fii dañuy wax ci lu ngeen xam ne ni ñoom seen yoon newu ci waaw parce que dama ne Touba di kër Serigne Touba
di suñu kër maam ñun ñëpp ñoom presque ñetti décennie mi ngi nii jamono Abdou Diouf jaarale ko ci jamono Abdoulaye Wade ba tey ci jamono président Macky Sall ñu ngi laajte statut spécial waaw ñoom joxuñu Touba statut spécial Dakar musul laajte statut spécial te tey suñu doon xool tey ci ay dëkk yu nga xam ne ñoo gën a jekk ci statut spécial dañu waxtaan suñu biir te yàlla tax yéen na ngeen da ngeen def loi sur la parité ñu dem Touba yéen ñu ngeen xam ne yéen ñaa leen def loi sur la parité yéen ngeen xam Touba nu mu tëddee ñëpp Sénégal ñëpp xam Touba nu mu tëddee est-ce que parité amoon na Touba am déet musu fa am parité parce que Touba nangul nañ leen lu ñu doon ñoom yàlla moo leen fal kan moo ngaang Sénégal ne Touba amul parité kon nag su ngeen di wut dëkk bu soxla statut spécial wallaay Touba moo gën a jekk Dakar fuuf ci statut spécial ñëpp xam nañ ko Touba Serigne Touba su yëkkatee ay kaddu ne fii kenn du fi politique amul kenn ku nga xam ne ni repp nga mën a daa yaa ngi dem Touba def fa politique ñëpp xam nañ ko Touba Serigne Touba mooy fal kuy jiite ci mairie Touba kon nag su ñuy wut gox bu jekk ci statut spécial wax dëgg yàlla balaa ñuy joxoñ Dakar nañu joxoñ Touba parce que ñoom remplir nañu critère pour am statut spécial laaj nañ ko laajaat ko ñu bëggoon xam nag ci gàttal lu tax ñu bëgg a yeb Dakar ak yeb askanu Dakar moo tax lébu yi lay njëkk a waxal lii ku ko xeex yaa ngi xeex te yàlla tax ku ko xeexul ñun dinañ ko xeex te yàlla tax parce que am na lu ngeen xam ne ni wax dëgg yàlla kenn da ko dul nangu lii suñ ko nangoo daanaka ci gàttal ëllëg ci biir lu tax président Macky Sall nawul am sañ-sañ ne moom mooy nommé par décret juróom-ñaari député yuy dem toog assemblée nationale toogal fa askanu Ndakaaru parce que Dakar dafa am statut spécial loolu ñun suñ ko nangoo ñun ñu nangu ne ni que lu mel ni Dakar Macky Sall mënu ko gagné nee na maintenant moom mooy diriger mairie de Dakar teg fa nit par décret waaw mais Macky Sall moom xam na ne mënul gagné élection présidentielle lu tax suba suñu eggee ci élection présidentielle lu tax moom mënul génnee beneen galgal ci poosam ne man nii laa gisee nu ñu nooy falee président bu Sénégal démb rek la woon yàggul ci ginnaaw toog nañ fii ñu ne Sénégal dañuy indi cas bloquant ñu ne képp ku nga xam ne ni am nga 25% ci premier tour mën nga nekk président du Sénégal mais kooku bu ñuy jóg di ko xeex mais loolu nekkoon xeexu parparloo xeexu démocratie la woon tey nag fu may daanalee mbokk yi dama ne décentralisation fépp fu ngeen dem tey ci àdduna moteur croissance su dëkk yu am développement yépp mi ngi bàyyeeku ci décentralisation ak ci gox-goxaat yi tey au conseil des collectivités territoriales noonu nañ am ful ak fayda seen bopp jéem a xool nu ñuy évaluer acte 3 de la décentralisation xool lan moo ci manqué ñu jëm ko lijjantiwaat mu gën a jekk xool lan moo mën a ñàkk ñu seppi ko dindi ko teg ko fële wante tey wane ngeen seen bopp wane ngeen yéen nguuru Macky Sall lu leen ku leen tere nelaw mooy Khalifa Ababacar Sall kooku nag dina leen tere nelaw ba bés bu ngeen di yeewu ngeen xam ne ni yàlla mooy tàbbate yàlla mooy maye ana ndeyu président Macky Sall toog ci dëkk bi ñu koy jox 3000 milliards at bu nekk ci budget moom mu toog ne opposant mënul yor ville di capitale te di yor 50 milliards budget Macky Sall bu mu toogee tey président ba tey askanu Sénégal jëbbal nañ ko 25000 milliards ci ay koppar kooku xaw ma sax nu ma koy waxee ci wolof 25000 milliards ci ay koppar lan la fi liggéey waaw tey nag moom mu toog ne que amul nawul am kenn ku ko contre ku nar a toog fii dem ci askanam jaakaarloog askanam ba askanam tànn na ko kooku nawul am sañ-sañ di yor budget 50 milliards mais loolu ban xeetu nit moo mën a réfléchir noonu ma leen di jox benn exemple ci Paris fële ci tugal Paris su ma juumulee Paris di capitalu France na ngeen xool ba jamono président Mitterrand laa wax Mitterrand jóge na fi Chirac ñëw Chirac jóge fi Sarkozy ñëw Sarkozy jóge fi Hollande ñëw ba tey président Macron le maire de Paris a toujours été de l'opposition wante ñoom dañu civilisé wante ñun tamit sénégalais yi ñun dañu xam ne nañ ko ñun tamit ay nit yu civilisé lañu
wante nag mën nañ civiliser yu wante yar nag ay njiit ñu ngeen xam ne ay bandi lañu ay wëyu lañu wante ñoom su leen neexee ñu doon ay bandi su leen neexee ñu doon ay wëyu su leen neexee ñu doon ay saay-saay wante ñun ñoo nar a lànk ñoo nar a bañ ñun saay-saay juruñu bandi yaruñu ñun ay nit yu civilisé lañu te lii di réforme bu ngeen xam ne dañu bëgg a jël Dakar ilif ko ak statut spécial ñoo lànk ñoo bañ tey ñoo lànk ñoo bañ ëllëg ñoo lànk ñoo bañ ba dugg boîte vocale kon nag mbokk yi fu may daanalee mooy dama ne nañ leen bàyyee ñoom nañu daas rek wante ñun su jotee dama ne képp kuy doomu Ndakaaru laay waxal soo jàppee ni ni lii du sa xeex na nga jàpp ni ni yow ñàkk fulla ak ñàkk fayda du passé sa taxawaay ñu ngi jégalu nag ci kàddu yi di gërëm ñëpp di sant ñëpp jërë ngeen jëf